Oumar Mbow vendeur de pièces détachées ak groupe am foofa ca Difoncé bàcculoo mbëdd sek ak waa alliance Difoncé kon nag xew-xew baa ngoog Oumar Mbow defal sa grand boubou ma def sama grand boubou ñu àndandoo jiitle ay bu keroogee male nga xam ne am nga gan Male Mbaye vendredi 2 février ca théâtre national Daniel Sorano ah mbokk yi entrée 5000 VIP 10 000 loolu nar naa neex daal. benn waxtu ci bëccëg jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi bokk na ca procès bu Khalifa Sall ñu door ko ni ki tey ci suba ginnaaw juróom-ñeenti waxtu di procès boo xam te ne dàq nañ ko ñaari yoon tey mooy ñetteelu yoon bile ay kilifa yu ñu jébbal ay convocation ngir ñu mën a indi doon ay témoins bokk na ci Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng Idrissa Seck Amadou Ba Birima Mangara daañu leen dégtal la xew jamono ji ca palais de la justice ànd ceeg suñuy ndaw Mansour Sow la ak Codé Ndiaye ci xibaar yi lay doon leneen dana ca bokk muy élection locale yu 2019 ak yu 2024 di présidentielle bi parti bi di AFP bu Moustapha Niass ne dañ cee fas yéene ànd ñoom dong ki ko xamle di Abdourahmane Seck ci ba muy dajeek yéen ci ay kilifa yi nekk ca Saint-Louis da ngeen mën a teewlu ay kàddoom ci xibaar yi lay doon leneen dina ci bokk muy ay prestataire nekkoon ca maanaam ca aéroport Léopold Sédar Senghor la ñu bëgg mooy nañu leen toxal yóbbu leen ca ay BD toll nañ ci junni ak ñaari téeméer ñuy sàkk lu ni mel dinañ ko faram-fàcce ci xibaar yi leneen dina ci bokk mooy municipalité bu Kër Massar di jàppale jamono ci yenn ci ay ASC yu nekk ca gox bi jëbbal leen ay enveloppe yu am solo ak ndimbal jëm ci wàllu tàggatu gi waaye it maire bi di Moustapha Mbeng la muy sàkk mooy jote ci ab stade ngir ñooñu di yëngatu mën a am fa ñu tàggatoo di ngeen mën a teewlu ay kàddoom ci xibaar yi mbokki ponk yaa ngoog topp leen ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañ koy door rek procès bu Khalifa Sall maa ngi leen ko doon junj ni ki sànq ginnaaw ba ñu ko dàqee ñaari yoon jëmmal nañ ko ni ki tey ginnaaw ba juróom-ñeenti waxtu jotee ca la yegg ca palais de la justice di Khalifa Sall ak ña ñuy tuumal ci mbirum caisse d'avance daanaka jébbal nañu it ay convocation ña ñu jàppee ne ay témoins doon ay kilifa yu ràññeeku ci réew mi bokk na ca kii di Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niass ak Idrissa Seck bokk na ci it Amadou Ba Birima Mangara ñoom it fas yéene nañ leen déglu ci wàll wu ni mel suñuy ndaw di Codé Ndiaye ak Mansour Sow jamono ji may àddu ngeen di teewlu ña nga ca palais de la justice di teewlu procès bi na muy doxee ak it la fa war a ruusani jëm ci ay xibaar xëy ni daañu leen ko dégtal ànd ceeg ñoom ñu ngi fas yéene jokk ak ñoom ngir la ruuse ca boobee procès ñu mën leen ko dégtal waaye jàpp leen ni am na ñenn ci ñi farandog Khalifa Sall ñu woote ni ki démb ab ndaje bu yaatu la ñu bëgg mooy ni nañu fees dell ci palais de la justice ngir sàkku mën a teewlu wala bokk wane seen ko cofeel ànd ak ki di Khalifa Ababacar Sall ñoom ñi di ay socialiste la ñu fësal mooy ni la ñu koy toppee dara lalu ko lu mooy politique la ñu bëgg mooy nañu ñëw fees dell ca palais de la justice la ñuy def mooy nañu teewlu kàddu kenn ci ñoom Ababacar Mbaye lay wuyo ci micro suñuy ndaw di Codé Ndiaye. askan bi ne ñun parti socialiste lañ bokk démb bokk fa tey bokk fa suba génnuñu tey génnuñu suba ñuy wax que sénégalais yëpp que incha allah le 22 janvier ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw gunge ñu tribunal. te incha allah daañu won tubaab bi won askan bi lu tax ñu wax loolu te Ousmane Tanor Dieng li muy def ak li muy dogal àndul ak charte parti bi te incha allah procès bi dina ko wane jëlee te duñ fi jóge incha allah. ñu ngi wax sénégalais yëpp ak képp ku nekk bitim réew nañu dialogue bi Macky Sall di oote ñun bokkuñu si tey bokkuñu si ëllëg fii léegi Khalifa Sall mu ci kaso bi bokkuñu si benn dialogue. te bu ñu yaakaar ne dafay nekk lu ñu taf-tafee wala lu ñu foowee du mës a yomb te incha allah. On a commis les meilleurs avocats pour défendre Khalifa Ababacar Sall et on sera mobilisé ñu ngi ñaan
un procès juste et équitable. Jour du procès de 8h à 18h. On sera là-bas comme d'habitude à 6h du matin taxaw ba mu jeex gunge Khalifa Sall ba Rebeuss ba inchallah bés bu ñu koy génnee ñu xaar ko buntu Rebeuss ngatandu ko ànd ak moom wër Dakar préparé pour jox ko nguur gi. ñu ngi wax président Khalifa Sall ñu ngi koy ñaan fa mu ne mu commencé préparer candidature am. mu ngoog di farandoog Khalifa Sall yi woote ak mbooloo ngir ñëw dooleel seen leader boobu nga xam te ni ki tey la ñu koy atte ci mbirum caisse d'avance waaye te xam ngeen ni ñu ànd ak Khalifa Sall am na ñenn ñu jébal ab plainte jëmale ko ci ki jiite parti socialiste Ousmane Tanor Dieng la ñu jàpp ni na muy doxalee parti bi daanaka tegul ci yoon loolee nag mujj nañ ko dàq ndaxte maanaam ñi farandoog Ousmane Tanor Dieng la ñu fësal mooy ni am nañu ab avocat bu yees bu leen fas yéene layal ngir mu sëgg ci boobee dossier waral ba ñu dàq ko kii di Idrissa Seck Idrissa Diallo laa bëggoon a wax moom nag la mu jàpp mooy lu ni mel daanaka daw lay nural ñu teewlu ay kàddoom ci micro suñuy ndaw. Kaw Tanor moo ñaan ñu dax donc ñu dañ ko porter plainte ndax ni ñu mu yore parti bi ndax suñu parti bi dafa am ay charte yu koy yore ñu ko tëraloon ñi nga xam ne yoo koy yore du Tanor du man du keneen parti wala association dafa am lu ñuy statut ak règlement intérieur dafa am li ñu si defoon ne noonu la ñu yoree parti bi gis nañu nag li nga xam ne nag ñun pour ñun du noonu alors puisque loolu ñun nee nañu lii la moom nee la loolu attekat bi moo si am baat pour atte ñu porter plainte waaye moom dafa ne woon plainte da ko doon reetaanloo waaye dafa mel ni léegi dafa ragal parce que nga xam ne lay reetaanloo xaw ma looy dàqee procès bi depuis lundi passé bii tamit chaque fois avocat bu bees mais su dee da koy reetaanloo c'est-à-dire dafa oyof su oyofulee su dee moom pour moom deful dara mais jarul muy préparé wu ñu ne ni mu yore parti bi te liñ koy reproché wax nañ ko kayitu parti bi lii la wax moom lii la def loolu xanaa yomb naa lay bon ñemewul mu ngi dem xam nga moom su gisee nguur rek day yaakaar lu ko neex lay def nguuru Abdou Diouf lu ko neexoon la doon def yaakaar ak nguuru Macky Sall aussi loolu la commencé li ko neex lay def mais ñun moo tax ñu saisir justice bi ñu déglu juge bi parce que au moins droit bi ñëpp liir xam nañ ko. ab délégation spéciale ngir doxal mairie bi Ndakaaru di bëgg-bëggu ki jiite COJER national di Thérèse Faye Diouf waaye mu mel ni ña nekk ca mairie ba bokk na ca Aïssatou Fall la mu jàpp mooy ni jaru ko ndaxte mairie ba ma ngay dox comme nañu ko bëggee amul benn blocage kii di Bassirou Samb bokk ci ñuy jàppale Khalifa Sall moom la mu jàpp mooy ni bëgg-bëgg boobee nga xam te ne Thérèse Faye fësal na ko du tekki lu muy ni nguur gi dafa bëgg a teg loxo mairie bu Ndakaaru te ñoom duñu ko nangu El Hadj Moussa Bey lañ ci àndal. ni ñu bëri ñu fare ci nguur gi coordonnatrice nationale bu COJER moom fësal na bëgg-bëggam rek ñu sukkandi mairie de Dakar ci ab délégation spéciale loolu nga xam ne nag sàkku na ko ci kàddu yi farandoo maire bu Ndakaaru bile daa sukkandiku rek ci régime bi foqati li nga xam ne mooy mairie bi. Dakar waaye ñoom ñoo fal Khalifa Sall du moom moo ko fal aujourd'hui su fekkee ñoom dañu yaakaar délégation spéciale dafa am mais délégation spéciale ñëpp xam nañu présidence de la République foofu lañ ko war a installer parce que les Sénégalais ont vomi ce régime. mairie bu Ndakaaru nag soxlawul benn yoon ab délégation spéciale donte mu ngi dox na mu waree di kaddu yi conseiller municipal bi ville de Dakar bu ñuy wax y a pas de blocage te foog naa ne pour nga indi délégation spéciale il faut que mu am un blocage dans la mesure où ñun conseil municipal mi ngi réunir normalement session yi ñu war a def ñu ngi koy def. taxawaayu partie civile bi nga xam ne nag conseil municipal bu mairie bu Ndakaaru am na ko ci li soxal dossier caisse d'avance bi ñu toppee Khalifa Sall ci bëtu Thérèse Faye moom ab wor la ci kanamu ña yeewoo Ndakaaru waaye conseiller municipal bi di ci indi ay leeral. dañu ne maire Ndakaaru dañ ko tuumaal ñun ñii nga xam ne ñun la population Ndakaaru jëloon jox ñu seen kàddu ñu nekk conseil municipal bu fekkee ne ay préjudice am na population Dakar yooyu ñoo am préjudice moo tax ñun ñu ne dañuy dem bokk ci procès bi bu fekkee préjudice am na ñun dañuy défendre les populations Dakar du maire moo dañu koy def de. bu dee maire boo xam ni xamul nu commune di doxee xamul nu collectivité daal doxee yërëm naa waa Jalle su fekkee am na ku ñu tooñ conseil municipal de Dakar kañ moom la ñu tooñ kon état du Sénégal amul dara lu muy def ci dossier bi. ci beneen wàll ñi le farandoo Khalifa Sall addu nañu it ci candidature Serigne Moustapha Sy ci jongante présidentielle yi ñu jib. am na droit wax ambition am waaye ñun ci fi ñu féete fi ñu toll
benn candidat la ñu am te ci moom la ñuy liggéey mooy Khalifa Ababacar Sall. dama koy gërëm di ko sant parce que depuis le début soutien bi mu waxoon ne da koy def ci Khalifa Sall mi ngi koy continuer mi ngi koy confirmer à tout moment. parce que Macky Sall dafa xamul rek gis nga bàyyi Khalifa Sall mooy gën a yomb ci moom que mu téye ko. moom njiitu mouvement Moustarchidine wal Moustarchidaty artu na ne bu ñu bàyyiwul Khalifa Sall fii ak 2019 dana bokk ci jongante présidentielle yi di ñëw. El Hadj Moussa Beye ñu wax ci parti AFP bu Saint-Louis ci élection locale yu 2019 ak présidentielle yu 2024 la ñu fësal mooy ni boo moytul parti bi dana demal boppam ki ko xamle di Bouna Mohamed Seck ginnaaw ba mu doon dajeek leader yi nekk ca Saint-Louis la waral mu yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko kii di Gambi Diagne moo taataan ay kàddoom. dañu ni la ñu tënkoon ca bureau politique ba voté ko à l'unanimité ni dañuy xeex pour que président Macky Sall ñu réélire ko kooku farañ nekk ba tey. dañuy local yi 2019 AFP dana dem fu mu gis boppam parce que dama bëgg mu leer AFP seeyul ci benn parti parce que parti bu ko bëggoon wan dafa naa ni du rees ki sa biir AFP foo dem ci Sénégal taxaw na am na structure donc l'AFP parti boo xam ni dafa souverain la dafa am ay débat démocratique donc loolu ñu tënk moom la ñuy wéel daañu xeex autour du président Macky Sall pour mu am deuxième mandat daañu xeex pour que AFP am le maximum d'élus en 2019 AFP dana samp ndëndëm pour présidentielle 2024 incha allah président Moustapha Niasse nag ñun dañ koy tiitaroo. mu ngoog di kàddu Bouna Mohamed Seck bokk ci ñu gën a jege kii di Moustapha Niasse di njiitalu AFP ñoom la ñu bëgg mooy nañu leen toxal ca aéroport bu Diass ñoom ñan la di ay agent prestataire toll ci junni ak ñaari téeméer ne ñu ngi xaar ba léegi ngir ñu toxal leen comme niñ ko defee ak ñeneen ñi waaye te ñaawlu anam yi nga xamante ne amal nañu toxal googee ndax jàpp nañ ne xëy na bëri na la ci ñuul loole ñu fësal ko seen jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi suñu ndaw di leen a cuun ma nga woon ci boobee ndaje. na mu gën a gaawee loolee mooy bëgg-bëggu ñenn ñi daan liggéey ci aéroport Léopold Sédar Senghor te amuñ kayit fi mu toll nii nag toll ci junni ak ñaar téeméeri doomu aadama ñooy ñaawlu taxawaayu nguur gi te nañ doxalee xëy foofii ci aéroport international Blaise Diagne. Les prestataires sont au nombre de 1200 à peu près. ñi fi daan liggéey te xaatimuñu ay kayit boo ko xaymaa toll nañ ci junni ak ñaari téeméeri doomi aadama wala lu sax lu ko ëpp te waxoon nañu dinañu régler lii di jafe-jafe xëyu ndaw ñi fii ci Sénégal rawatina mais li ñu nemmeeku mooy safaan bi ba ñu tuxalee aéroport Léopold Sédar Senghor yóbbu ko ca Diass sax dañu waxoon ne ñëpp dinañu dem foofulee ca Diass waaye ba ñu càmbaree mbir yi liggéeykat yi ñu embauché rek ñoo fa nekk juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yi ñu woowe ay temporaire ñooñu rek la ñu fa yóbbu. C'est seulement les embauchés et les 88 temporaires fixes qui sont allés à Diass. bu ñu sukkandikoo ci ndaw ñi sax ña fa daan liggéeyee la ñu waroon jiital ngir ñu mën a dem ca aéroport bu Diass. Il y a ce qu'on appelle des prioritaires. li gënoon a jàmp mooy ñi yóbbu ñi nga xamante ni ñoo nekk ca ADS ñooñu sax dañu leen tàggat ci liggéey bi ni mel ndax xarañ nañ ci lool li gën a doy waar mooy yóbbu wu ñu ca Diass waaye ñu ngi jël ñeneen loole nag xel nangu ko. Et ça c'est anormal. ña daan liggéeyee ci aéroport international bu Léopold Sédar Senghor ñuy xaar ba léegi ñu daal di leen yóbbu ci aéroport bu Diass ngir ñu mën a delluwaat ci seeni liggéey su loolee antuwul nag dinañu bank seeni loxo ci élection yu ñu jëm. Leena Cuun jàmm la ñuy ñaan ca Casamance ngir fitna ga fa yeewu ay bés yi ñu génn mën a doon lu fay jeex tàkk ñooñu di ña dëkke ca village Fass Ngom ci ab ziara bu ñuy faral di amal at bu nekk daanaka ni ki ren loole bokk na ci lañ doon waxtaane mooy jàmm jooje ñoom nag la ñu gis mooy ne faaw ñu waxtaan ak waaye ñu tàll suñu loxo ñaan suñu borom ngir jàmm jooje ñëpp di sàkku ca Casamance mën fa yegg si sax fa dàq dañ ci ànd ak suñu ndaw di ziyaara bi ñuy amal at bu nekk fii ci dëkk bu sell bi ñuy duppee Fass Ngom di dëkku El Hadj Mame Rawane Ngom daanaka nit ñi bàyyikoo nañu fu nekk ñëw teewi daje mii gouverneur bu région bu Saint-Louis nag moom si wàlli boppam le président Macky Sall yebal ngir mu teewal ko ci bis bu am solo bi ci biir dëkk bu sell bi. lan ma woo ci palais bi
ministre wooma ni ma président nee na suba yow yaa koy demal Fass taw mu tànn ko nag man xaw mu ne ma indil ko nuyoom ci sëriñ bi indil ko ziyaaram ci sëriñ bi indil ko ziyaaram ci askan wi ak ci njaboot gi. gannaaw nag ba ñu gisee ci réew mi jamono ji ca bëj saalumu réew mi am na ay jafe-jafe ca Casamance ak yu ni mel ñi nga xamee ni ñoom ñoo teewee julli gi ñëpp ñaan nañu jàmm sax fa nga xamee ni mooy Casamance ak ci réew mi yëpp di Sénégal. waaye yàlla baax na. waaye ne yàlla baax na. lu am rek. lu am yàlla dogal na ko. yàlla dogal na ko. boo yàkkamtee it. yàlla nag. boo yàkkamtee. te yàlla dogalu ko. daa mere sa bopp. mere kan ko seqal. te yàlla ko dogalu ko. bu ko yàlla dogalee. dana yomb. dana yomb. yàlla na yàlla def ndimbal. def jàmm ci réew. ñu ngi leen di sant bu baax. di leen ñaanal yàlla. yàlla na yàlla def fi jàmm. Fass di jox ndox ndaje ñi nga xamee ni ñooy askan wi ci weeru mars bii ñu jëm ba ñu fas yéenee nag amal li nga xamee ni mooy gàmmu Fass Ngom. ñu wax ci accident yi nga xamante ne dañ koy nemmeeku ci yoon bi daanaka at bu nekk lu toll ko juróomi téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay doomu aadama ñàkk ci seen bakkan di ay leerlu yu bàyyeekoo ci ki jiite prévention routière moom nag la mu jàpp mooy ni faw ñu teg yenn ci ay matukaay bu ñu bëggee xeex loolu di accident bokk na ci permis à point waaye te gën a taral daan wi moom muy nag ab mbir yu mu fësal ginnaaw loole ñu gis ni it kuréel bi di partenaire West Africa lëkkaleeg nguuru Sénégal taxawal ab projet lépp rek jëm ci xeex loole di accident bëgg nañu it askan wi dugal ci seen loxo ngir loole gën a mën a antu dañ ci ànd ak suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo. ci ñeenti at réewu Sénégal ñàkk na lu tollook 200 ak fanweeri nit ci kaw tali bi mu doon ab lim boo xam ne bëri na loolu li ni mel di firndeel ni que ñaax nit ñi ak prévention routière rek doyatul faaw gouvernement bi teg ci loxo ñi nga xam ne ñooy yor kaaraange réew mi ay jumtukaay yu am solo bi ñu mën a teg ay daan ñi nga xam ne ñoom ñooy def naka su dul noonu ci tali bi. daan yooyu buñ ko jël rek comme koo xamante ne loo xamante ne lii dañuy ciblé ay nit pour di leen teg ay daan. daan yooyu bala ma gën a efficace ñu appliquer ko à tous les usagers de la route amul avocat bi amul député bi amul Matar Faye amul ministre bi képp koo xamante ne kii jalgati nga yoon boobaa ñu teg lay daan. permis à point nekk na lu am solo loolu ndax dina tax tey jii ñu wàññi bu baax limu accident wu tali bi dina tax ba dawalkat bu nekk dina xam wareefam suy dawal waaye ngir mu mën a efficace faaw ñu numériser ko. liggéey boobu mooy lan mooy d'abord ñu xool quelles sont les mesures d'accompagnement xëy na loolu moo ci sooxe mais je dois avouer que ne permis à point dafa am un capital point boobu soo demee ba xaw ko jeexal dañuy nangu sa poñ sa permis dootoo dawal. jaarale ko ci projet bi di Roadmaps to Security partenaire West Africa Sénégal moom nag li mu bëgg mooy gën a boole askan wi ci wàllum sécurité routière. état bi am na rôle waaye ñun tamit population dafa am lu ñu war a def pour accident yi wàññeeku donc ñun looloo tax ñu jóg jàppale état bi ak organisation yi comme les nouvelles prévention routière surtout ñuy liggéey ci sécurité routière. accident yi am ci yoon bi bokk na ci suñu dundin saay su nekk ñi bëri dañuy ñàkk seen bakkan bés bu nekk ci kaw tali bi ay millions ngi nit ñoomee dañ ci jëlee ay laago ci seen giiru dund ñëpp war nañ cee dugal seen loxo ngir mën a xeex li ni mel. Ndeye Fatim Lo boo moytul njàng mu kawe mi dana yëngatu ay bés yu ñu dëgmal ndaxte ñi di waa SAES ña ngay yëglu ni daañu gën a taral xeex wi ngir mën a jot ca la ñuy sàkku seen diggante nguur gi bokk na ci ay ndàmpaay ak it lii di revalorisation titre yi ñu ngi ko fësal waaye it yemuñu ca leneen lu leen soxal mooy ni na nguur gi di gaaw di fay li nga xamante ni mooy bourse yi ngir loolee mën a fay yenn ci ay fitna yu ñuy nemee ko ci daara ja kawe ji di université Cheikh Anta Diop ci yenn ci ay ndongo yu sàkkoo jote ci seeni bourse yaama ko leen ci àndal. bii di SAES fas yéene wuñu benn yoon dellu ginnaaw ci xeex bu ñu sumb ñoom nag préavis de grève bi ñu jébbaloo nguur gi yegg nañ ci àpp ba. nee nañu bureau national SAES en tout cas université Cheikh Anta Diop ak yeneen université yëpp pare nañu fu mu nekk nii yaakaar naa ni luy jot na jàmmarloo moo fi sës pare nañ pour jàmmarloo ak gouvernement bi parce que question yi nga xamante ne moo taxoon ñu déposer préavis duñ ci reculer benn yoon. lu gën a fës seen boolu njàmbat bokk na ci ñaari poñ yi le benn bi gouvernement bi moom moo jëloon engagement nañu
problème mu retraite bi dañ koy régler juillet 2017 xaar nañu juróomi weer ak ñaar dañ ko ne benn amel nga ñu xaalis ndax dafa am li nga xam ne 2002 ba léegi yaa ngi koy dagg ci suñu salaire te joxooñu ko bu ñu demee retraite ñaar dañoo bëgg a yokk li ñuy cotiser ndax bu ñu demee retraite ñu mën a am une retraite bu gën a baax beneen bi mooy dafa am lu ñuy tuddee réforme des titres ci université yi réforme des titres bi au lieu que ñu appliquer ko pour ñëpp dafa am ñi nga xamante ne ba tey appliqué wuñu leen. xeexoo yi amoon diggante ndongo yi ak takk der yi ca daara kawe bi ñoom nag joxe nañu seen gis-gis. ñun SAES dañu jàpp ni université buñ demee ba jox ko statut bu particulier il faut que ñu respecté ko benn mënuñu xaar étudiant ñu xam ni ameel nañ ko war nañ ko fay bourse parce que du loo xamante ne dafa bett gouvernement bi bettul gouvernement bi xamoon nañ ni war nañu fay bourse yi lu tax ñu toog ba ñu taal nekk ñuy ndogo ne tey ci ngoon la ñuy commencé fay loolu waruñu ko di def. tey nag kuréel bi jàpp na ni xaar bi dafa doy sëkk ba tax na xeex bi nga xam ne sumb nañ ko dañ koy wéyal ba nguur gi faj seeni aajo. Yaama Koli fexe ba ndongo yu ñuy tàggat xam-xam ba ñuy amee dëppook li entreprise yi di soxla doon mbébétu kilifa yi waral ba ci ren daanaka lu tollook juróom-benn ci ay licence professionnelle la ñu jot jëmmal ngir ñooñu di ndongo yi ginnaaw ba ñu leen tàggatee la entreprise yi di laaj doon ñoom la ñu am ci wàllu xam-xam. loolee doon lu ñu jàpp ni buñ ca taxawee daañu mën a saafara yenn ci ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku mooy ndongo yi nga xam te ne dañuy am seenug lijaasa te lii di xëy doon lu leen të Mouhamadou Diallo lañ ci àndal ci ay leeral. kaay yi daara ji kawe yi am neen rôle bu am solo bu nu war a joué ñu doon ko ŋàññ bu baax a baax si ñàkk dëppoo jamono njàngale bu mu doon joxe tey jii faculté des lettres bu université Cheikh Anta Diop de Dakar dafa fas yéene jël njàngaleen dëppale ko jamono. ak tamit li nga xam ne moom la kër liggéeykaay yi di laaj. bi ñu xoolee ba nga xamante ne jumtuwaay yi ñu doon jox université soppeeku na ci maanaam ci wàllu CDP yi ñu doon signé ñu gis ne it étudiants yooyu li ci ëpp bu ñu masaan a génn ñii dañuy jàngale ji mbaa ñii ñu continuer def recherche ñii am ci ñoo xamante ne it duñu mën a am fu ñu dugg. ñëpp ñu waxtaan ci ne léegi nañu seet yan jumtuwaay lañ mën a jox ndaw ñi ndax bu ñu génnee. chômage bi mën a wàññi ko. mi juróom benn xeetu xam-xam yoo xam ne danoo méngoo bu baax a baax at lii kër liggéeykaay yi yitewoo ci jamono ji. jumtuwaay bi kon moo di dañuy xool d'abord li nga xamante ne moo nekk ci Sénégal ak li ko wër maanaam profession maanaam liggéey entreprise yi lan lañ soxla. entreprise yooyu bi ñu dajeek ñoom ñu wax ñu li ñu soxla ñun tam ñu xam ne jumtuwaay yooyu mën nañ cee defar moo tax ñu ubbi licence professionnelle. su weesoo tàggat gi am na tamit beneen liggéey bu am solo bu nu war a def jëm ci gunge ndongo yi ñu am xëy. li nga xamante ne ñoom la entreprise yi maanaam këru liggéeykaay yi li ñu bëgg ñu mën cee nekk mën leen a jox aussi li ñu bëgg te loolu lépp tamit maanaam day gën a yokk ak soqali ci wàllu économie gën a yokkit ak soqali ci wàllu li nga xamante ne ñu nekk ku nekk dégg na ko muy acte 3 de la décentralisation. faculté des lettres et des sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop de Dakar bokk na ci ëpp ndongo ci daara ji xayma nañ ko sax ci lu tolloo fanweeri junni ci ay ndongo solo bi nga xam ne xalaat ci nan la ñuy gën a ñoŋalee ak dëgëral formation bi mu gën a méngoog jamono ak i tamit di entreprise soxla am. Mouhamadou Diallo programme bi xeex li di tabac ci réew mi dana dool ay yëngu-yëngoom ca lycée Kennedy la fas yéene door boobee campagne ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi la ñu koy door la waral ñu tànn école bu ni mel wala boobee lycée mooy ne fexe xiirtal ndaw ñi gën leen a ñaax ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la cigarette lambo ngir ñu bañ ko jege waaye te lañ ca bëgg mooy ci mujjantal ba mooy ni ñoom ndongo yi xeex loolee di tabac waaye te doon ñay jëmmal loi ba koy xeex ci réew mi dañ ci ànd ak suñu ndaw di Aïda Mamadou Diop. cigarette yi ndax ci gone yi lañu yaakaar ngir mën a doxal seen marché waaw waa PNLT ñoom loolu la ñu wax ndax bu ñu sukkandikoo ci enquête yi nga xam ne ni def nañ ko 2002 ak 2007 li ni mel jéggi na dayoo gone yi dañuy gën di tux looloo tax ba waa PNLT ne faaw ñu jug ñaax ndaw ñi rawatina ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci école yi. lu ñu bëgg mooy yee xale yi aussi ci problème cigarette comme ça ñu bañ laal cigarette ñuy waxtaan aussi former ñi nga xam ne mooy suñu enseignants yi nekk ci milieu scolaire pour ñu commencer di seen ni ñuy
nekk ci seen classe yi ñu mun waxtaan ak xale yi mun leen yee ci mbirumu cigarette ak lu muy jur ci mbirumu tolof ak feebar. kon ci teel lañu war a ñaax gone yi ci jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la leen tux mën a jural wante li ni mel doon na gën a am solo bu fekkoon ne xeex jëmale ko ci wàllu tux mi dañ koo boole ci programme scolaire yi. lu am solo mooy ñu fexe ba ci programme yi jàngal ci école yi sciences naturelles wala économie familiale ñu dëggal programme de lutte contre le tabac ci programme bi bu ko defee professeur bi tey. day comme am na programme am te loolu bokk na ci programme am na ay documents am il faut ñu former leen également bu teyee tey ne tey moom dañuy waxtaan dañuy def benn leçon ci les méfaits du tabac wala lan mooy tax boo tuxee boo jëfandikoo poon lan ngay am yan maladie ngay am bu ko defee vraiment du peut-être du nécessité moyens yu bëri parce que ci classe rek nañ koy def comme ni ñuy defee leçon mathématique wala français donc système boobu daal dinañ ci liggéey ak waa programme bi pour vraiment ñu mun a am ndam ci campagne bi. ñu ànd sekk ministère de l'éducation nationale waa PNLT fas yéene nag dem ci l'école yi ñu nar koo tàmbalee fële ca lycée John Fitzgerald Kennedy dem Limamoulaye Ngalandou Diouf ak sax pédagogue gannaaw l'école yi fas yéene nañoo dem ci école yi nekk ci biir région yi ngir ñaax ndaw ñi ci loraange yi nga xam ne ni moom la tux mi mën a indi ci ndaw ñi. Aïda Mamadou Diop coowal marché bu bees jeexagul maire bu Djiddah Thiaroye Kaw moom nag mooy sàkku ci kii di Aliou Sall lu toll ak $1 milliard fas yéene ko jébbal ab plainte ndax jàpp nañu ni at yu ñu wees moo leen tekk jafe-jafe yooyu ngir ñu ñàkk jotee ci li nga xamante ni moo jëm ci collecte impôt bi moo ne day jawriñ ji dénk wàllu kaaraange bi réew mi moo indi woon ay saafara jëm ci ñaari commune ya ko doon xëcc muy Waxinaan Nimzaat ak it commune bu Djiddah Thiaroye Kaw mooy ni ku ci nekk marché bi ca parti ba mu nekk ca yow nga collecté la nga yaakaar ni moom nga am jëm ci wàllu impôt. Mansour Sow lañ ci àndal. Njaw di des xam bi nag ci mbirum marché bu bees coow li nag gannaaw ba nga xamante ni ministre de l'intérieur et de la sécurité publique dox na ci ay tànki jàmm ñëpp jàppoon ne rek ni coow li yem na foofu lii waaye lu yees nag daa ñëw tàbbi rek ci coow loolu lii ndax maire bu Djiddah Thiaroye Kaw daa jàpp rek ni dina plainte maire bu Guédiawaye. naaw ñetti at Djiddah Thiaroye Kaw chaque année waroon naa am lu tolloog 150 millions ci marché bu bees manipulation Aliou Sall tere ñu ko beneen at supplémentaire de 2017 à 2018 Djiddah Thiaroye Kaw waroon na am 150 millions ci marché bu bees pour faj ay soxlay population yi Aliou Sall fexe ba loolu amuñu ko muy un préjudice de 600 millions ñu ne kon tey dinañ ko porté waat plainte devant le tribunal de grande instance. bu weesoo gaañ-gaañ bi nga xamante nag amee nañ ko ci wàllum koppar docteur Cheikh Dieng jàpp na ni ñenn ci ay ñooñam jot nañ leen a tëj ci kaso bi te loolu rek war naa mën a tax tey ji maire bu Guédiawaye jébbal leen lu toll rek ci $1 milliard. préjudice moral bi nga xam ne Djiddah Thiaroye Kaw subir na ko ndax tëj nañu suñuy conseiller ndax gazé nañu suñuy population ndax dóor nañ leen ay liif ba ñu bëgg a dee ndax tëj nañ ñu kaso ci juróom-ñaari marché bu ci nekk am na lu ëpp fukk ba ñaar fukki nit ak juróom yoo xam ni commissaire de police yóbbu na leen ci kaso bi tëj leen ñu ni boobu préjudice moral duñ ko bàyyi noonu mu jàll en perte et profit. li ñu bëree bëri jàppoon nag ni coow li nga xamante ni moo amoon ci mbirum marché bu bees jeex na waaye mbir mi dafa mel ni des na ndax dafa tàggatémbe yi tey jii nag leneen coow juddu ci mbir moomu lay ci diggante docteur Cheikh Dieng mi nga xamante ni nag mooy maire bu Djiddah Thiaroye Kaw ak ñooñam bi nga xamante ni mooy Aliou Sall di rakk ci njiitum réew mi président Macky Sall ba pare doon maire bu Guédiawaye. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Mansour Sow ñu wax ci leneen muy jamonoy seddaay bi ñu nekk waral ba ñu ànd ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu woowee ay célibataire moo xam amuñu soxna wala boog amuñu jëkkër naka la ñuy dundee jamono ji sedd lool tey la ñu fësal mooy ni metti na gaa waaye te amuñu pexe lu mooy ni daañu fexe ba dund ko comme ni ko ñeneen ñi di dundee reportage suñu ndaw la di Mouhamadou Samb.
sedd bi tar na ci célibataire yi. non tar na ci célibataire yi bu baax. torop yërëm naa leen sax waaw. jamonoy sedd bu sonalul lool ñii di marié yi jamono ju tar la ci célibataire yi ñàkk am borom kër wala ñàkk am soxna bokk na ci li yokk seddaay bi bu ñu sukkandikoo ci ñoom. seddaay yi moom sonal na ñun célibataire yi sonal nañu trop. ñoo ngi koy dund bu baax sax ñoo ngi koy sentir bu baax seddaay moom ñun ñoo ngi koy sentir bu baax a baax. mu dikk ne bu dee marié yi sedd bi duñ ko yëg par rapport ak célibataire ndax marié da ngay toog sa kër madame taal ànd bi est-ce que yaa ngi comprendre waaw defal la yu baax nga nekk sa biir mbaaj jàpp sa ñaam par rapport ak célibataire yi ci angle yi la ñuy taxaw. la café marié ak célibataire mel ni doomu nijaay ak doomu bàjjen bëri na lu ñuy tooñante rawatina ci jamonoy sedd gi. gars yi moom lu ma leen di gën a conseillé mooy takk leen rek takk leen ngeen xam ne lépp suñu borom la quoi mais sedd bi nag sedd na sedd goo xam ne fu mu nekk nii Sénégal dafa sedd de gars yi takk leen nag waaw ñu leen di cuuraay di leen tàngal café parce que tamit célibataire daal mooy loolu yàlla na ci yàlla musal. sedd gi ñu nemmeeku fii ci Ndakaaru rawatina ci guddi gi doon na lu sonal célibataire yi ba tax na ñu ngi woyal seenu muñ tey xaar luy soppi seeni mbir. yow sama rakk bi de bu taalee cuuraay ma ñëw dend ak moom mu may ñaawal mais damay muñ rek miñoon moom fu mu taalee cuuraay fu nekk ma ñëw dend ak moom wante dina ma ñaawal wante damay muñ rek. mu ngoog moom Mamadou Samb mi def reportage bi daanaka muccul ci li nga xamante ni moom la ñooñi di fësal di ay célibataire ci jamono seddaay bi ñu wax ci leneen ci wàllu tàggat yaram la muy mairie bu Kër Massar jébbal ay subvention ASC fa nekk ngir jàppale leen ko si seen yëngu-yëngu jëm ci mbirum nawetaan ak ca aju moom maire ba di Moustapha Mbeng yemu ca la muy sàkk mooy am ab stade bu dayook commune am di Kër Massar ngir mën koo jàppale ñay yëngatu ci wàllu tàggat yaram ci gox xam boobe ñu teewlu ay kàddoom ci micro suñu ndaw di Abdoulaye Wadianga Ibrahima Togala. woote woon def benn cérémonie de récompense ci ASC yi nekk ci commune bi ndax Kër Massar dafa am ñaari zone 12 zone 13 mais woowaale le football club de Kër Massar bi joué championnat woowaale tamit suñu vétéran yi pour jox leen tey ay récompense en équipement ak financière boo xoolee tey zone 12 jox nañu leen fukki jeu de maillot ak juróom-ñett jox leen encore fukki ballon ak juróom-ñett jox leen ñeenti jeu de blouson jox leen tamit benn enveloppe bu 1 million de francs ak ñaari coupe bu mag pour seniors yi ak coupe bu ndaw pour cadets yi zone 13 aussi ñu jox ko fukki jeu de maillot ak juróom-benn jox ko fukki ballon ak juróom-benn jox ko tamit ñeenti blouson jox ko tamit encore ñaari coupe bu mag ak coupe bu ndaw ba pare tamit jox leen 1 million de francs xaalis bi yëpp boo ko calculer tey toll na si ñaar fukki million ak juróom yoo xam ne tey ñu seddale nañ leen ko. wax naa ko ne ko ñaay bi boo xoolee département Pikine dañoo manqué stade bu ñu bëggee football dañuy dem ba Alassane Djigo dafa xaw sori moo tax ñu doon plaider bëgg ñu defal ñu benn stade fii ndax bu ñu amee stade fii si Kër Massar dana couvrir ñaay bi yëpp.